jaa ngeen jëf nuyu nañ leen yéen téléspectateurs yu télévision Futurs Médias nuyu nañ leen yéen internautes yi heure bu baax ji à partir de 13h30 la miin ngeen ko altine ba alxames ñu ñëw man ak Mairie Bey daal di yaatal li xew ci biir internet bi tey nag dañu am benn réalisateur spécial musul ñëw mu ngi koy doog a def tey kon comprendre leen Pierre Da Silva di ko jaajëfal ak a connecté nag réalisateur connecté très connecté même kon Pierre acca ñu dem nuyu nañ leen Mairie ñu ngi lay jaajëfal balaa ñu ma doon wax dama doon xaw a tooñaale bu baax réalisateur bi c'est bon waxal lu baax tey nappi nga def nii waaw waaw maa ngi xaar internet yi man du ma juger dara. non xam nga man nappi laa d'habitude man naturellement nappi laa mais damay léttu à chaque fois def nga fi ay chapeau. waaw musóor ay musóor. tagal waaw. tey fii nga génn. une femme plusieurs visages. si waaw naturellement femme kay xam nga ni. égal plusieurs visages. waaw mais c'est pour montrer que jigéen moom xam nga foofu la rek dafa war a nooy. waaw nag nappi laa donc. maa ngi xaar commentaire yi chance su nappi yi mooy mën nañu léttu def ay per. comme mën nga tooyal sa bopp rek comme ni ma def nii rek. yëpp takkafulaa rek mu yéeg ma jaaree foofu daal di nuyoo ak yéen. nuyu suñu gan bi toog dañu seetaan ak marron bu saf. nuyu aussi suñu réalisateur bi di ko dalal. waaw réalisateur bi moo jërë suñu réalisateur bi di Pierre di ko dalal. di nuyu aussi suñu internautes yi ak téléspectateurs yi nga xamante ne saa yu 13h30 jotee. dañuy taal di toog jàkkaarloog seen i télé wala jàkkaarloog seen téléphone. moo xam bureau. moo xam kër ga devant le boolu ceeb en tout cas ñun ñu ngi fi lu xew ci biir internet pour wax leen lépp li nga xamante ne moo xew ci biir internet bi. miin nañ ko da nga ni télé ñenn ñi seen chaîne YouTube bi la ñuy dem daal di def YouTube def /TFM ñeneen ñi seen smartphone ci sunu page Facebook bu télévision Futurs Médias ñenn ñi hashtag bi la ñuy utiliser daal di lépp luy question kii kan la lii lan la. nga xamante ne mooy rubrique bi gars yi gën di participer émission bi wax nañ leen ko saa yu jeexee day continuer ci réseaux sociaux yi wala ci sunu chaîne YouTube bu télévision Futurs Médias dañuy njëkkee ak démb buzz bi fi am mooy lii ngeen gis nii ci écran bi balaa ñu ciy ñëw sax dañ koy annonce gis nga lii. yëg nga ko démb. waaw yow da nga connecté. waaw RFI daal moo annoncé ay deewu président yu bare surtout yu Afrique fii ci Sénégal nag ñaar am na ci. ci kanam dinañ ci ñëw gën ko yaatal lu tax lii di am ba xam na miin nañ ko ñun tàmmuñu duñ koy gis te pourtant luy normal la luy am ci rédaction yi. ci kanam dinañ ci ñëw gën ko yaatal expliquer leen bu baax ngeen mën a comprendre te loolu am na solo ndaxte lii créé na fi coow daal démb ba Père Laye génn ci kanam dinañ ci ñëw daal wax génn na ci réseaux sociaux yi moom tamit xam nga Père Laye dafa connecté de. dafa am fulla en temps réel moom day commenter. bilaay man daf maa neex ba pare defal la ko photo bu nice. bu simple waaw fu dégg de. nga yaakaar ne chaque jour da ngay tooñ paay. bonne santé macha allah. macha allah yal na yàlla guddal fanam yow rek tontu la mën. ci kanam dinañ ci ñëw mais balaa boobu nañu njëkkante xam na tey sama yaram bi dafa xaw a. nëgë. waaw feeñ na si yow nag. gis nga dama seetlu saa yoo solee bleu fleurette dangay xaw a nëgë daal. waaw maa ngi lay commencé di. da nga bëgg a waxaale sama chemise bi dafa rafet. mais maa ngi lay commencé di fii am na yu couleur yoo xamante ne boo ko solee da nga xaw a nëgë mais rafet na tey dama xaw a kii moo tax xam naa sama entraînement démb yi la nag. waaw da ngay entraîné gan gi bul yeewu bay toogal rek. mais Pierre wan ma leen nii laa meloon démb nii Pierre gaa wala boo wane xoolal ni ma nekkee nii laa nekkee xoolal ni suñu gan bi. oui. waaw. nii laa nekkee. nii nga nekkee. man li daf may fàttali. mais lu tax may wax entraînement mu lay choqué waaye comme si man je suis un sportif. nii laa nekkee ci géej chaque ngoon nii laay nekkee ci géej gi. mais yow nii ngay pompé. mais parce que bu dee nii ngay pompé. mais gisoo ni ma toll nii wala. war a xam ni pompe yi baaxul. li daf may fàttali jamono biir ba daaw bu ñu nee pompe leen man nii laa doon. mais yow boo gisee sama pompe bii nga xam ne lii amul réglementation. lii kay moom sama waa ji lii moom jàllul moom bu dee nii ngay pompé moom. macha doy na waar loolu la di big up sportif yëpp am na gars yi nga xamante ni mais ñii nag dafa am laaj na coach nag. waaw kii li mu def nii ci plage bi laaj na coach. ba pare wuccax loxo yi mel ni ku jot a def ay 10 000 pompes yooyu. te deful dara man ak moom a yem sax yàlla baax na leneen li lu tax vidéo bi def buzz ci TikTok bi nga yéex ko indi Mairie mooy marocaine bi. waaw nag dama kaa yéex a gis rek. xam nga fan yi xawoon na jàpp rek waaye dama kaa yéex a gis. lu nga école bi la jàpp. waaw moo ma jàppoon waaye léegi ça va maa ngi yéen la. ba sagar ga ca xeeñ. wan ñu marocaine bi di fecc yu rëy yi. Toto Pierre ñëwal ci marocaine bi TikTok amul limite. waaw def na buzz tey.
mais vidéo bi gis naa ni def na ba ay Twitter laa ko seen ci weekend bi gis ne léegi la mais TikTok moom xam na ñun dañuy expliquer TikTok keroog wax nañ fi bien fait yeeg yooyu mais am na yeneen yu ci biir nag lu tax duñ ko expliquer yii nii nan la ñuy def ba voilà boole duo bi am fii Maroc la ñii ay Sénégal la mu nekk benn chanson sénégalaise Wally Seck mu nekk loo xamante ni gis naa ni gars yi dañ ko jël léegi challenge ci TikTok. waa ay duo la ay chansons sénégalaises yoo xamante ne moo xam tubaab moo xam naar moo xam marocaine wala keneen dañ koy daal di def wane ne ñoom tamit culture sénégalaise da leen daal di intéressé xam nga chaque fois dañ fi wax le monde est un village planétaire. Donc kii di fecc naar fële Maroc fii Sénégal mën nañ ko def kii di fecc mbalax bu saf-sap. aussi marocaine bi wan nañu ne moom it mën na ko donc dinañ ñëw xam naa si yeneen numéro yi. dinañ ñëw si TikTok wan leen naka ngeen di defee yooyu la di maa xam nga ni xale yi dañoo maîtriser TikTok. yow tamit maa xam lii moo tax gisoo sonn ma torop ci TikTok bi. man ne ki may jàngal yii nii sax xam nga kan la. Adja si doomu bis bi. wallaay la. xoolal Adja si moo may jàngal nan la ñuy duggee ci TikTok bi. ak nan la ñuy defee vidéo wallahi. léegi yow léegi il faut nga Bijou gan gi. il faut que nga defal ñu benn vidéo bu Adja si di def. ñu partagé ko ñu defal ko tuto. loolu la ñuy xaar di wane ne xale yu ndaw yëpp maîtriser TikTok bi muy xale bu am 4 ans 3 ans léegi TikTok ñëpp a ngi ci fecc yi mais surtout ambiance bi fi am ñëwoon nañ ci defal leen ci explication bu yaatu lan mooy TikTok fi mu jógee ñi ko créé ak buzz bi nga xam ne ñu koy def fii ci Sénégal am ñoo xam ne Sénégal léegi dañu leen reconnaître ay tiktokers yu mag. ñëw nañ ci dinañ ci ñëw gën a ñëwaat gëstu ci mais surtout ndaw ñi taxawaay bi nga xam ne am nañ ko ci parfois aussi ñu ngi ciy jàng ndax dama gis ni dañuy ay am na alphabet. bari na ci ay exercices yoo xamante ni gars yi dañ koy parce que bon am na ñoo xamante ni sont télétravail. am na aussi sax naka ngay présenter sa CV. naka ngay defee entretien d'embauche en tout cas TikTok bi large na am na fun am na sérieux am na aussi yoo xamante ne ni ay information la yoo xamante ne da nga ko siy jàng. super TikTok am na solo dinañ ci ñëw def ci benn dossier bu yaatu tey nag li ñu diggoon dégg dinañ ci ñëw dossier bu mag bi mbirum localisation bi mairie ba tey wàccul loolu mi ngi toj kër yi ku nekk ngi jéem a fexe localiser sa kër te pourtant moom bu ñu koy wax naa ko te li mu ci jublu pour ñi nga xamante ne ñi def ay ñaawteef def lu bon ak yooyu mais pas ay jëkkër ak jabar mais fii Sénégal gars yi jël nañu keroog maa ngi gis sa tuto bi nga wone woon ñëpp di ko partager mais juste dañ ko jël pour yaakaar ni léegi da ngay surveiller góor ñi jigéen ñi di surveiller seen jëkkër yi góor yi di surveiller seen jabar te fekk man xale yi rek man moo tax man la da ngay tas kër yow. waaw non man tasuma kër man xale yi laay toppatoo c'est-à-dire xam nga da ngay nekk parent bëgg xam sa doom fu mu dugg ak fu muy génn xam nga loolu tamit suñu droit la ñun surtout si àdduna bu tëradi bii léegi man loolu laa ñëw indi léegi nag ku ko jël daal di ko appliquer sa doom ju mag ji loolu man mënuma ci dara tamit. jaajëf mais nag mairie li nga sol rafet na ak sa bopp bi ni mu ñuulee ni rafet na. commentaire laa gis. merci waay lu tax ma kii commentaire laa gis rek moo tax ma wax man waxuma sax. damay rougir def ma benn compliment nii. xam nga tàmmuma nga may complimenté. dégg nga xam nga mi ngi ci wax xasaale. ok réalisateur di ko jaajëfal Pierre Da Silva chaque affaire élément rek dañu lay dédicacé yow rek yaa ko mos a am ci réalisateur te bien vrai que xaas bin nga. bien vrai que xaas bin nga yow ku yàgg nga sax mais ba tey dañ lay wane ni mi ngi noonu mais démb bàyyi woon nañu fi benn image. 4 images. en un mot. wan ñu ko Pierre nii. waaw ñan la gars yi wax gis naa internet ku nekk commenté ay Kayoor. am na Kajoor. Kajoor waaw effectivement. ba tey ñi ngi ci foofu yëpp Kayoor la. Kajoor waaw nit Thiès. waaw am parce que Lat Joor Ngoné Latyr saa neex xam nañ ne Thiès la jóge ak l'incontournable Idrissa Seck. donc ak place de France bi ca Thiès donc 4 images un mot le mot c'est Thiès. mën naa Thiès rek temps yi buzz bi dégg nga 2020 égale Thiès aussi. waaw te bien vrai que nitu Thiès la ñu ngi may gaarwaale rek man mi nga xam ne nitu Thiès laa. depuis yëf yi ba mu gënee tàng ba tey maa ngi assumé sama fief Thiès. non mënoo def leneen lu assumé nag. yow assumé rek. mais dañu yenn buzz bi ren à part 2020 ñun la Thiès moo fi ne di bëggee waa Thiès yëpp ñu ñuy suivre bari nañu ñi nga xamante ne actuellement ay internet lañu aussi di commentaire ci mbiru Thiès yi am na leneen lu xewaat Thiès ci mbirum gaal gi gis naa ni kii dañ ko doon dëjël. ci affaire yu immigration clandestine mu jékki-jékki na jaret kooku tamit Thiès la. cey Thiès encore moom mooy buzz bi nga xamante ne moom moo daal di xew ci diggante démb ak tey. ki nga xamante ne mi ngi tudd Sidi Cheikh Ahmed Tidiane Dieye. donc moom dafa bokkoon ci ñi nga xamante ne dañoo jël gaal bi. 29 personnes ñuy xamal ne que gaal boobu moom sax moo koy wax ne que ne dafa daal di këppu ci 29 personnes yooyu 3 nit ñoom ñoo si rescapé dont moom nag dafa daal di ñibbisi ci biir kër gi. nekkete moom mi ngi ñëw ci guddi bi nga xamante ne ñu ngi koy préparer dëj bi. donc ñu am nañ benn extrait bu ndaw boo xam
xamante ne ni moom mooy wax di expliquer naka la egsee ci biir këram. ok. ñu seetaan ko. ñëwee fekk naa ñëpp tëdd na dañ maa jël si sama xarit yi nekk Ndar ñoo ma jël si Bango. waaw fekk ñu ngi doon déggante ak sama papa ak yooyu ndax samay coordonnées fa laa ko bàyyoon ci ñoom sama téléphone laa woote jël si wuñ ma man maa indi sama bopp ba fii waaw ba fii bi ma jugee Ndar maa indi sama bopp fii maa ngi ñëw samedi ci guddi. sarax waaw. Merry yow nga ne kii dañ ko doon moom dafa demoon ci gaal gi seen waa kër gisuñu ko gars yi def dëj bi mu jiga mu toog lu yàgg dañ ko xam naa dañoo toog lu yàgg gisuñu ko dañ ko doon waaj a dëjël maanaam mi ngi mel ni dëj bi samedi la war a am mais moom dama dégg ne sarax donc dafa mel ni waaw moom si vendredi bi ci guddi la egsi fekk mu koy waaj a dëjël waaw am na nag ay sites yoo xamante ne dañu ne il arrive au moment waaw dafa réapparaître au moment des funérailles am ñu ne veille bi la ñëw ok voilà mais moom li muy expliqué leen mooy dafa amuloon nouvelle dañoo amuloon nouvelle rek. waaw moom daal amuñu woon nouvelle mais daal nee na moom bokk na si ñi nga xamante ne ñoo jël gaal bi nag dafa këpp. bi mu këppoo moom ak ñetti nit yi nga xamante ne ñoom ñoo si échappé. dañoo féey ba jot benn navire Nouadhibou yi mooy kii maritime Nouadhibou yi. donc ñoo leen repêché ñu laaj leen seen d'identité seen carte d'identité moom mu génnee bosam ndax yoroon na ko ñu bàyyi ko mu dem ñeneen ñaar ñi la ñu téye nee na nag si la wootanteeg ak ay xaritam yu nekkoon Saint-Louis. daal di ñibbi si guddi gi. waaw ñibbi si guddi gi nag fekk ñoom ñu ngi koy waaj a di ko waaj a nekk na lu yéeme mbiru gaal yi dootoo xam sax looy wax. non dootoo xam looy wax d'ailleurs démb am na benn gaal gu ñu bu am jafe-jafe fii ci yoonu Cap Vert bi ci waaxu Dakar diggante Dakar ak Cap Vert ba mu am ci ñoo xamante ni aussi xaw ma ñu ñàkk nañ seen bakkan xamuñu doo xam sax. am na man li ma information bi ma si gën a choqué mooy il y avait 3 enfants. c'est-à-dire yow boo nekkee adulte bëgg a dem yow demal mais xale franchement surtout mineur bàyyi leen xale yi fii. bàyyi leen xale yi voilà. non bàyyi xale yeeg mag ñi yëpp. bu kenn dem ndax dama xam ne xale moom yorul décision. du xale mooy jël dugg ci biir gaal. voilà gis nañ fi exemple le jeune Doudou la bi nga xamante ne toujours gaa ngi koy naqarlu en tout cas yëf yi mbiru gaal gi wax nañ ko chaque jour ñu ngi lancer des messages mu nekk ay messages de sensibilisation gën a ñaax ndaw ñi gaa yi ngi def ay vidéo suba xam naa dinañ ci ñëw commencé ku nekk sa activité yaa ngi def say vidéo ngir gën a mën a sensibiliser ndaw ñi. di wax ni toog fi tekki fi mën na ne benn hashtag la wala slogan bu internet yi génne gis nañ ni ñëpp a ngi koy partager ci réseaux sociaux yi muy Facebook Twitter wala Instagram ñëpp a ngi def ay photo wane sa business jàpp ne fii nga koo ñafee gis naa defarkatu dàll yi gis naa ñuy jaay ay chemise gis naa ñuy jaay ay ku nekk ngi def sa mbirum entrepreneuriat muy jigéen di góor ku nekk ngi góorgóorlu di wane sa bopp wane ni war naa ci mën a génne te moo nekk nii muy toog fi tekki fi lu mën a nekk la moo gën jël gaar gi ndax kay dara jarul sàmm sa bakken wala nu ñu koy waxateeti tay la sa bakken ci ay gaal mu nekk lu yéeme en tout cas gis naa aussi ay yeneen initiative yoo xam ne ndaw ñi ngi koy créer. waa yeneen initiative benn bi ñu ràññee ko ci mu di benn jeune élève boo xamante ne terminal S2 la nekk. moom it dafa daal di def li nga xamante ne moom mooy benn poème. à l'attention de ñiy def immigration clandestine donc pour wane que ne. ku ci nekk yaa ngi jéem a bay sa waar segam xale yi nga xamante ne ñoo nekk terminal classe de terminal ñoo mën a jël conscience ci loolu. ba di defar poème dédié ko à ñi nga xamante ne ñoom ñoo. dem ci géej gi mu di Saliou Ndiaye donc moom nag voilà par rapport ak il s'est mis dans la peau de quelqu'un boo xamante ne ni dafay dem dafa découragé voilà mu mel ni mu def benn lettre de désespoir la tudd waaye nañu waxal ay lettre d'espoir waaye waaw espoir désespoir la ñu bañ a dégg waaw désespoir waaw ndeysaan waaw nañu def espoir waaw mais il a fait de belles rimes ouais, il a fait de belles rimes parce qu'il a fait des rimes croisées. Dites à ma femme et à mes enfants que j'ai quitté mon pays sans remords. J'ai donné ma vie en rançon. Tu vois le en qui revient. J'ai pris la mer au prix de la mort pour ma famille et mes parents. Tu vois le en croisé. jaajëf wala embrassé. Merry professeur en même temps di ñu wax li internet bi mais tamit gis nga ko nii mbiru rime yi yëf yi laal na moom bindkat la laal na ko mi ngi noonu di ñu dugal ci ay rimes croisées ba yàlla baax na message bi am solo li ñuy waxal ana solo mbiru désespoir soxlawuñu ko pour ndaw ñi espoir lañu soxla pour ndaw ñi ñu gën ko gëm di gën a ñaax aussi autorités yi ndaw ñi gën a am espoir seen dëkk lu am solo la bu leen xeeb dërëm ñaar dërëm ak ñetti dërëm nañ koy dajale gëm ni fii la war a mën a baaxee te lu war a mën a nekk la loolu duñ ci jóg émission bi tamit rôle am la liy xew ci biir internet bi image yu Sénégal la liy xew ci internet bi liy xew ci Sénégal lay doon ndaw ñi li ñuy gis ci
dëkk bi vie réelle bi noonu mooy répercuté gis nga fi hashtag bi ñu fi créé woon semaine bii ñu génn indi benn deuil national deuil virtuel oui le Sénégal en deuil mu nekk loo xamante ni ñëpp ci partagé ku nekk changé sa photo profil partagé naqarlu li nga xamante ni mooy mbirum gaal gi la te loolu nekk na lu am solo mbiru gaal daal mi ngi noonu chaque jour daal nañ ci ñëw gën ki ñaax ndaw ñi te loolu am na solo mi ngi nii hashtag bii nga xam ni wër na àddina média yëpp reprendre ko gis nañ ni yëf yi romb na jéggi na frontière internet nag amul frontière internet amul frontière moo tax ñun tamit suñu wàll dinañ ko ci bay waykat bi newoon na 100 francs noos 1000 francs noos loo yor nga noos donc doylu tamit dafa baax si lu bëri ñuy ñaan rek nit ñi ñu gën a conscient en fait de lii nii nga xamante ne moo ngi nekk di xew donc tekki fii toog fii tekki fii c'est possible waaw toog fii tekki fii c'est bien possible même bu dee nañ ko boole léegi ci hashtag bi ñu lancé loolu waaw ay ne sunu net nañ fi def toog fi tekki fi toog fi tekki dina fi waaw gudd mais mën na ne de toutes les façons waxoon naa la nekk ne ci semaine bi dinaa fi indi ay témoignages d'entrepreneurs ñoo xamante ne ils ont commencé avec 12 000 avec 10 000 avec 1500 wala 2000 su ko defee mu nekk ay exemple jeunes yi nga xamante ne xëy na xamuñu ne yenn business yi dina marché am na solo li nga wax noonu am na solo ñu koy xaar ci semaine bi leneen li ñu ñëw ci buzzu démb bi nag waaw buzzu RFI bi la ñuy wax buzzu RFI bi waaw buzzu RFI bi nag dañoo toog wala pirate la gis naa ñuy changé seen mooy piratage la rek nañu wax piratage la tamit dañoo toog moo naan non ni nii nana day dal ñëpp piratage la dañu toog jékki-jékki ñu daal di gis en forme de brouillon parce que lii boo ko gisee c'est des articles yoo xamante ne dañ ko bind à l'avance teg ko en forme de brouillon donc ay brouillon yoo xamante ne day annoncé deewu yenn personnalité notamment bu Abdoulaye Wade bu Hélène Johnson bi nga xamante ne moom mooy Libéria fële ak ancien président Abdou Diouf ak ki nga xamante ne moo di Boubacar Keïta donc ñoom affaire bi dafa daal di jékki-jékki génn ñu daal di déclarer que ne voilà c'est un bug et ils ont fait aussi un tweet pour présenter leurs excuses donc ñu ngi naan que ne RFI présente ses excuses pour la publication involontaire de plusieurs nécrologies sur son site un problème technique noonu lañ ko libellé a entraîné la publication de nombreuses nécrologies sur notre site nos équipes techniques sont mobilisées pour rectifier ce bug majeur donc ñoom ñu ngi excusé wu nee nañu bug la mais taxul dinañ enquête pour xam lan moo xew lii nag dafay faral di. mais informatiquement c'est mbiru piratage mën nañu xalaat mbiru piratage. waaw mën nañu xalaat internet toujours day revenir ci sécurité 100% amul ci mbiru internet yeeg mbiru ordinateur yi xarala yu bees. waaw loolu laa bëggoon wax sax c'est-à-dire que ñoom dañ ñu xamal ci benn information que ne dañuy changer seen plateforme ñu ngi actuellement di migrer seen i données pour defar beneen plateforme. donc mën nañ gëm ne que ne peut-être ci migration boobu. téléversement des fichiers yi mën na indi erreur. wala mën na indi dara comme aussi on peut envisager la possibilité que ça soit un piratage de toutes les façons ñoom nee nañu que ne ñu ngi enquête seen côté ñu toog taaxirlu rek de toutes les façons ñun dinañ def suivi de cas. li mbirum journalisme nag lii luy tàmm di am ci rédaction yi la. waaw que mu bañ a choquer kenn waaw c'est que nit ñi ko xamul rek mais lii dañuy tudd papier au frigo. voilà yi nga xam dañ ko jël denc ko. waaye ma jël sama bopp exemple par exemple mën nañu nekk koo xamante ni ku ñuy xam la ñuy def papier yi nga xamante dañ koy denc portrait la denc ko. di xaar mu dee c'est un peu. morbide yéeme na. mais jàngal nañu ko école journalisme te ku nekk jàng na ko rédaction yu bari boo demee dañuy bari li dal. mais RFI def nii def nañ ko dernier exemple en date mooy la mort de Johnny Hallyday. c'était pareil c'est-à-dire que nit ñi dañu xamul ne dafa feebar TF1 par exemple bi muy def 50 minutes instant bi. mais yow Johnny Hallyday sori na Nelson Mandela. waaw mais ñoom je veux dire que ñoom bi ñuy génnee seen magazine boobu c'était pré-enregistré xanaa booboo gën a dee. ñoom dañ ko enregistré woon balaa kooku di gaañu. noonu lay demee. c'est neexul nag ci dégg-dégg neexul ci kii moom ñenn ñi nga xam ne am nañ chance def stage ci yenn médias internationaux yi xam nañ ni yii papier yu ñuy def au frigo la di ko denc di xaar mooy gis rapidité bi ngay gis parfois bu ñu ne diw génn na àddina rek mu papier benn portrait yu génn mais leneen li mooy président Abdoulaye Wade moom daal di fésal ci compte Facebook officiel am nga xam ne ñëpp a koy suivre ñu koy suivre bari nañ daal di démentir information wan ne moom mi ngi ci jàmm mi ngi ci wérgu yaram yàlla na yàlla guddal fanam ak képp ki nga xamante ni aussi yaa ngi ñuy seetaan actuellement nii yàlla na yàlla guddal seen fan lii mu nekk message boo xamante ni pour démentir waa RFI yi mais mu posté ko ci suñu page am Facebook officielle am. waaw mu daal di fa posté benn message boo xamante ne
c'est du tout Wade la ñuy mën a wax ndaxte wax na ci fulam defaale si un peu d'humour moom il n'a pas perdu sa truculence légendaire donc moom nee na il veut porter à la connaissance de tout le monde que ne mi ngi dund et que mi ngi si jàmm alhamdulilah nee na nag il n'est pas donné à tout le monde que ngay toog di dégg ñu lay tàggee loolu xëy na signe de gudd fan la amiin waaw loolu yàlla guddal fanam loolu la ñuy wax ñun ñi buñ la nee dañ la tàggee ak yooyu da nga naan la da nga gudd fan da nga gudd fan waaw gis nga loolu moo tax dañ naan la yàlla guddal seen fan ñoom ñëpp du Abdoulaye Wade rek def nañ ko Abdou Diouf def nañ ko Hélène Johnson Sirleaf ñaari mais fii Sénégal ñaari président yi nga xamante ni ñoo fi jiite woon réew mi lañ ko defal mais bon garaawul erreur la baal nañ leen ko mais li may wane ni ñoom dinañ gën a gudd fan mais commentaire yi bëre woon nañ ci page bi de page bi ba léegi code de popularité mi ngi yokk waaw mais tamit suñu maam ji autoroute à péage rek xanaa war na tax Ila Touba sa dossier bi la ñuy ñëw nag Pierre tey nag li ñuy ñëw ni xam naa du la arrangé bu yeboo nga réaliser bu baax concentré wul nan la ñuy localiser yenn nit ñi ci à travers le téléphone portable xam naa ñu yor iPhone la wala lépp la téléphone yëpp la. non bi c'est un peu plus pour ñu yor iOS bi mooy iPhone bi. parce que Android naa ñëw parce que xam nga. kon de bu fekkee ciwul damay changer sama ay téléphone. lay changer de yow lii la ñuy wax de. ñun ñu wax xale yi yow da ngay tas kër. mais ñun xale yi la ñuy wax yow nga jël ko pour yow lii ngay wax. waaw waxal lan la ñuy localiser nit ñi. mi ngi noonu. bugguma kenn ku ma localiser donc sama gars yi baa toog ngeen baa installé ngeen. localiser nit ñi. baa jàkkaarloo ngeeg seen bool localiser leen donc boo leen bëggee. localiser seen doom ci iPhone bi. da ngeen di dem réglage xam nga li ngay wax ça colle pas ne doom ne iPhone. mais doom am na doom bu ndaw am na doom bu mag. mais dégg lu ma la wax doom bu mu munti nekk rek ne iPhone. Ndiaye dama bàyyi ma joxe astuce bi. sama morom yi jigéen ñi toog leen ngeen jël seen bic ak seen feuille wala après ngeen dagg partie bi. donc da ngeen di dem réglage. bu sinon dama koy dagg dañu bàyyi ba suba. déedéet bàyyi ma wax da ngeen di dem réglage. maa ngi xaar commentaire yi gars yi bu ñu mënee daggal léegi ma dagg la ñu tëj émission bi bàyyi ba suba yaa ngi may dagg nii boo leen demee réglage xam nga iPhone am na réglage boo leen demee réglage ngeen daal di dem fi nga xamante ne mooy confidentialité confidentialité boo leen jógee foofu ngeen dem service de localisation xam nga téléphone yi lu si bëri léegi dafa am GPS donc service de localisation foo mënti nekk dañ lay localiser après nga def service système boo duggee si service système nag dina la jox lieu important yooyu nag mooy liste bi nga xamante ne ki moom téléphone bi yi nekk ak téléphone bi dugg na fa c'est-à-dire tey bu ñu ñëwee déclaré la non TFM laa demoon daal di ñibbisi si kër ga bu dee ci diggante bi jóge na TFM jaar Castor dugg dëppal waaw sama genre bi nga xam ne du ma régler benn place waaw dugg jëppal damay jaar de fii ne fii laa jëm dinaa jaar fii ba daal di egsi si kër ga yow boo defee loolu di nga xam exactement fan la nit ki demoon à l'adresse précise. mais fan lañ jëm ak téléphone yi yow yaa ngi defal publicité bu bon pour wàññi téléphone bi nga wax nii. non defaluma ko publicité mais ça c'est des choses parce que man je reçois des inbox de maman yoo xamante ne dañuy bëgg di tracer seen doom adolescent yi. mais du yow doom du yow mairie yow tamit. man tamit damay jot ay appel ñu may woo ci suuf allo keroog kii doon expliquer est-ce que mën nga ma jox code bi pour ma xam. waaw man leen da ngeen dem ci replay bi. YouTube ngeen dem def YouTube. waaw moo tax nag xam nga yenn saa yi émission bi dañu may posé naan ma defal ñu lii wala seetal ñu astuce bi ñun internet lañ fi nekkal Ndiaye. mais heureusement que man comprendre ma sax li ngay wax. ma baamtuwaat ko boo leen jëlee téléphone bi da ngeen di dem ci réglage. wala paramètre. ngeen dugg confidentialité boo leen jógee ci confidentialité ngeen dem ci service de localisation. boo leen duggee service de localisation am na beneen kii bu tudd service système boo leen cliquer ci service système nag lieu bi nga xamante ne fa la nit ki yëpp jaar foofu lañ lay xool dañ la koy lister liste la mais mairie mi may jaxase ak internet yi ñëpp ñu ngi naan ma noppil bàyyil mairie wax mais vraiment noppil bàyyil mairie wax am na sax am na ñu naan ma am na tamit ñu naan Ndiaye c'est bien waxal xoolal am na beneen technique boo xamante ne ni aussi surtout si sa téléphone à partir de ce Gmail booy inscrire sa adresse mailu jëkkër wala doom da ngay defaale kii récap bi su ko defee chaque fin de mois Gmail da lay yónnee récapitulatif du mois wu Ndiaye maanaam fi mu dugg fi mu génn fi mu ñaata temps la def trajet bu dee dox wala bu dee il est en voiture yépp dañ la koy yónnee nga am récap bi pour tout le mois bilaay ñëpp nee nañu nga may nit ñi seen jàmm ci application yi en commençant par man xale yi la yóbbante yi du xale yi yow waxuloo benn xale di nga bëgg tas kër yi mairie pour montrer que ni d'accord ma ak yow parce que gars yi bu ma génnee tamit dañ may xasaale nag naan da nga bàyyi mairie taxaw di wax lu ko neex vraiment
adolescent yi laay waxal. d'accord ma yaay mais gars yi ngi commenter lu ne ci réseaux sociaux yi actuellement page bi miin ngeen ko page officielle bu télévision Futurs Médias xam ngeen ko TFM mooy bi ngeen gis bu am logo rouge noir bi rouge blanc bi. émission baa ngi jàll gis naa commentaire yi ñëpp a ngi joxe seen xalaat surtout ci li mairie di expliquer miin nañ ko ci émission bi ay tuto la yu ndaw yu ñuy expliquer ngeen comprendre ko ci seen téléphone yi mun nga ko bamtuwaat su la neexee sax suba nga ñëw bamtuwaat amul benn problème mais gars yi ak may xas ñi ngi naan ma naan noppi bàyyi la nga wax kon gars yi bëgg nañ li ngay wax nii mais jigéen ñi la rek d'habitude waaw mais parce que en fait la demande est forte. gis nga góor xam na góor ñu man tracé wu ma kenn bàyyi ñu man ba ma wàccee fii keroog góor ñëpp dañ ma assaillir. mais man xam na mais day ñëw attaqué man dinaa indi beneen contre attaque nan la ñuy bloquer loolu ba kenn du la mën a tracer mën na ne. yéen daal boo indee. suba non du suba semaine prochaine dinaa indi nan la ñuy def ba kenn du la mën a tracer loolu man maa leen ko promettre. te dina am mairie li muy wax nii xam naa ne moom dafa yaakaar ne moom rek a xam téléphone yi ñun tamit maîtriser nañ téléphone yi de. pourtant du loolu de. mais li ngay def ñun mën nañ ko. man pour xale yi la rek. régie baa ngi toj maa ngi dégg ñoom Tafa Dioum ñu ngi yónnee message. semaine prochaine. dinaa leen indil nan la ñuy def ba kenn lu xoola fi ñuy localiser ak yooyu bi nga koy dindi teg ne. waaw mi ngi koy wax nga ko. décoché ko jaru ko mais gis nga bu ko décoché après man ma indi leen beneen technique boo xamante ne da ngeen koy jar ci suuf coché waat ko. mën ngeen ma indiwaat leen beneen technique ngeen effacer localisation ñu koy defante noonu rek kenn du localiser kenn. fii nañ nit ñi bàyyi seen téléphone yi sonal nañu. yéen louche ngeen de mujj ngeen a louche ñu dañuy wax ne. nit bëggul ku koy topp. ñu ni ñu am liberté. mais kenn topp la xale yi la ñuy waxal adolescent yow adolescent nga. ana xale ak iPhone. mais xale yi dañuy am iPhone 5 iPhone 6 iPhone 7. mairie mais nag li nga indi am na solo jaajëfal nañ la nag vraiment li nga indi am na solo internet yaa ngi commenté gars yaa ngi wax lu ne ñi ngi wax lu ne ci réseaux sociaux yi xaaral ma xool quelques commentaires gis naa Kiné Samb. Kiné ne lii baax na si pour nous les femmes mariées. c'est bien baax na. Les hommes alors c'est intéressant ce qu'il dit mairie je valide merci Mamadou Ndiaye yaa fi nekkal góor ñi baax na lii wane ni waaye dinaa indi semaine prochaine dinaa indi lépp li nga xamante ne bu ñu la tracé. kenn du la mën a tracé sax. baax na même mettre sur écoute sax sa jëkkër laa léegi naa ko fi indi léegi. décoché ku la def sur écoute nga gis ko ngay tàppe benn code rek nga gis lépp message transféré yooyu yëpp dañu ko gis yéen tamit mairie lu mu xam ñun xam nañu. yaa ngi xeex mi ngi waxee dënn. sama jabar day seetaan yow tamit nga bëgg ma fi tracé. même traçage à distance tamit. am na solo. mais jaajëfal nañ la nag li nga fi indi am na solo de. mais WhatsApp yi tamit duñ ci wax. non pas WhatsApp bi parfois. statut yi. non statut la non parfois appel da nga yow mën nga ma woo. Bijou Ndiaye woo ma. mu affiché sa tur. waaw. day am loolu tamit day jaxase mim réew de. mais loolu dafa yéeme. parfois du ma la bëgg wuyu yow. waaw Bijou laay bëgg wuyu. waaw mais sa tur lay affiché bi tur Bijou lay affiché ma wuyu allo. mi ngi noonu. mais loolu naka la wan ñu affiche boobu. loolu gis nañu ñëpp a ngi koy jot temps yi mooy ni gars yi di xaw ma naka la demee. juuloo appel yi noonu changé Pierre wan ñu ko voilà lii. lu mu wax nii am na solo de. nit du leen woo mu affiché turu keneen. waaw lii tamit narul jur jàmm dëgg la narul jur jàmm moom. lii juru jàmm de. imaginer beneen problème nga nii tamit imaginer yow sa lii nga war a jabar wax la sax woo nga foogoon ne keneen la sa kii daal. mais dégg lu ma la wax dama lay wax damay jaar ci digg bi nga am jabar sa nga coupé sa jabar lii. waaw pare sa gel woo la nga woote wax leneen. waaw fekk yow nekk de sa jabar ngay wax. yooyu tamit. baaxul ci yow mii ma tooñaale monsieur Diouf. baaxul ci yow. oui sama day wala yenn saa yi sax ngay woo nit ki. muy sone ci yow. te du sone si moom. yooyu loolu aussi c'est mais possible. il faut ñu lijjanti kaa yi waaw dinañ ci yee jaral lijjanti kaa yi moo jaral lijjanti. kaa yëpp la ñuy le meilleur pour la fin balaa ñoo jeexal wax nañ leen ko mooy rubrique bi ñëpp di xaar kii kan la wala lii lan la démb am na ku ñu leen indiloon di image bi nga xamante gis naa ni ñu bari trouvé nañ ko gars yi xàmme nañ Sadio Mané. waaw il a pas trop changé il a pas trop changé kii donc l'enfant de Bambali. voilà l'enfant de Bambali Sadio Mané nga xamante ne actuellement moo nekk fële ca bu yàlla nee waaw la ne xam nga ni démb. Sadio Mané ak tey Sadio Mané bokkul l'homme de Liverpool bokkul.
donc moom wax nga ko ma nga Liverpool di porter le numéro 10 donc moom sénégalais bon teint voilà il est né le 10 avril 1992 fële ca Bambali di def 1m75 poste ailier pied fort am ñu ne la droit la donc daal dina jaar fi nga xamante ne mooy AS Génération Foot club FC Metz Red Bull waaw Southampton Liverpool donc bokk na aussi ci sélection équipe nationale ak Sénégal olympique donc voilà en un bref résumé li nga xamante ne nekk ballon d'or africain ci atum mooy carrière kii di Sadio Mané waaw xanaa du man maa ko résumé nii rek ni nga ko résumé baax na am na solo mais gis nga gars yi livre lañ ñu bindal ñu ngi ci seen chaîne YouTube gars yi livre la li ñu xam ci Sadio Mané bari na mais fierté la gis nañ ni photo démbam ak tayam moom tamit di ko ñaanal footballeur sportif il fait beaucoup de social très pieux machallah mais Bambali googu am na benn hôpital bu mu fay waajal gannaaw la mu fa daan def yooyu noonu yëpp am na benn hôpital bu mag bu mu fay waajal foofu ca Bambali dañ ci ñëwaat gën ko yaatal di ko jaajëfal footballeur wala sportif santé nga koy ñaanal santé machallah jaajëf gis naa ne ñu ko trouvé tamit bari nañu indil ñu kii kan la bu bees bi tey kii ñu laaj ci bii na saf na de saf na yombul de Pierre wan nga ko ñii xale yi xamuñu ko de déedéet kii moom ku ko trouvé dañ koy tànn non kii day dem ci ji li ku ko trouvé waaw kii moom gan gi sax a ngi laajte non fii loolu li yombul li yombul lay lii da ngeen a xoolal li nag jeudi lañ ko waroon teg rek bàyyi leen nag vendredi dañuy dem defi recherche bàyyi leen fii ak suba dafay gàtt ñu xam yow tamit méchant nga si suñu internet yi ak bàyyi leen kii moom du yomb gis nga ko nii wax leen ñu kii kan la ngeen defal ñu démb la de biographie musul nekk Abdou Diouf waaw am nañ ay trait nag Abdoulaye Wade gan gi nee na Abdoulaye Wade non Abdoulaye ñëw na fi sax du Abdoulaye Wade jàll na ba pare lii du yomb de ñu wax leen ko kii moom dañu ci tànn boo xefee ñaar sax pour mu dem ci jiili pour montrer que ni yëf yi dafa jafe rubrique bi la bi wax nañ ko après émission bi sax day continuer ci réseaux sociaux yi Facebook Twitter wala Instagram hashtag bi sunu net la YouTube bi mooy chaîne YouTube bu télévision Futur Média boo leen demee li xew ci biir internet bi ci suuf ngeen di commenter def hashtag dinañ ko gis parfois ñu tànn ci kenn di jaajëfal suñu sponsor officiel moom Jili nekk rond point cité kër góor gi lépp loo leen soxla ci ay matériel électroménager wala électronique wala téléphone portable yi yooyu yëpp da ko fay jaay nekk rond point cité kër góor gi di ko jaajëfal moom mi nga xamante ni mooy sponsor officiel bu émission bi di jaajëfal aussi téléspectateurs yi mais surtout internautes yi yéen ñëpp gis nañ commentaires yi mais surtout solo bi ngeen jox émission bi commentaires yi bari na surtout actuellement nii école tijji na am na keroog ku def mel message bu triste na léegi ndeysaan école tijji na émission bi fan laa ko mën di seetaan te am na ñun ñu ne sax est-ce que duñu décaler sax heure bi pour ñu permettre leen ñoom ñu mën a seetaan bind leen pétition ngeen jox Bouba Ndour mooy directeur programme bi mais mën ngeen ko seetaan après boo leen jógee école ngeen dem YouTube léegi amatul ay rediffusion yooyu raté naa émission yéen tamit da ngeen connecté xam ngeen loolu dem leen YouTube live bi la ñuy bëgg di dundaale en même temps di dundaale live yi mais parfois mën ngeen commenter dinañ gis seen commentaires yi ci suñu page YouTube bi ci chaîne YouTube bu télévision Futur Média di jaajëfal ñi nga xamante ñoom la ñu àndaloon jili di ko bëggee jàpp na ci combat bi mooy jox gars yi seen loo yi cadeau yi dañuy choisir kenn mu dem photo wu partager ñun tamit ñu partager ko ci réseaux sociaux yi. waaw ñu dem partager ko c'est une émission digitale donc tout se fait de manière digitale. Donc ngeen daal di jël seen loo dem ca Jili bi nekk cité Kër Gorgui wala Colobane ngeen daal di dem foofu boo leen fa demee ngeen daal di récupérer seen loo wala itam ngeen jënd fa li nga xamante ne moom mooy appareil électroménager yi. moo xam télé la moo xam réfrigérateur moo xam téléphone. En tout cas même split donc avec une bonne garantie de 24 mois foofu c'est Jili. CSB. di ko jaajëfal Jili moom sponsor officiel bi di xanaa balaa ñu ñëw tàggoo nag daal di joxe rek laale ba suba. waaw ñu daal di ñëwal non balaa ñëw tàggoo dafa am suñu benn maire bu ñu doon seetaan. émission bi kii kan la lii lan la bii. waaw mais bii dama gis ni gars yi bari trouvé wuñ ko est-ce que duñ ko bàyyiwaat ba suba wan leen ko nii rek. waaw mën nañ ko puus nii de. mais wan leen ko nii ñu laaj li lan ak lan la ñu gis man garab laa gis yow da nga gis leneen. man golo laa gis. golo buy langaamu ci garab. tigre. man tigre gi ñuy wax man ok je viens de voir. non bàyyi ñu bàyyi nii. ba suba continuer leen kenn lu ma wax une tête de tigre. ok. c'est vrai que. am na leneen. bàyyil internet yi ñu kii continuer leen ci li ngeen gis ci image boobu ñu continuer ko ci réseaux sociaux yi di jaajëfal tàggatool mairie man ma ñëw tàggatoo nag ñu daal di laal leen ndànk ba suba ñu toj nga fi nag.
donc di leen jox dig daje demain incha allah. suñu maire bi daf ñu doon seetaan di ñu bëggee suñu yaay la. al jigéen jaas yi moo génn àddina di ko ñaanal yàlla xaare ko àjjana suuf woyof ci kawam. moom maire al jigéen suñu yaay la ku woyofoon vraiment ku baaxoon lool di ko ñaanal yàlla xaare ko àjjana. Amin donc ñu jaaree foofu rek daal di tàggoog yéen di leen jox dig daje demain incha allah mercredi. ci seen beneen émission lu xew ci biir internet bi. en attendant mais daal di remercier ki nga xamante ne moom moo jaar ci sañse bi ndax yaa ngi naan affaire bi dafa nice mu ngi gis personal shopper la da nga koy commander en France ñu indil la ko fii ay marques yu amul fenn. te ba pare cherul dara donc di leen jaajëfal di leen wax à demain pour encore plus de tutos yu gën a garaaw yi. beneen heure bu baax bi ñu ngi leen xaar équipe Wareef mi ngi ci ginnaaw ko jiiteel Tata Eva Tra ak Mami Linguère ñoom doy baan équipe baa ngi ca ginnaaw di waajal di jaajëfal réalisateur bi moom Pierre Da Silva très connecté ak Fatima ñoom Youssou Babacar di ko jaajëfal di jaajëfal ñoom Tafa Monteur ak ñoom Youssou may ma sama yaay trouvé na dégg nga sa yaay trouvé na ko continuer sa yaay da ko xam sama yaay trouvé na ko léegi moom nga bëgg a yóbbu ci jiili donc kon nañu yóbbu ci maire bi jiili amul problème jaajëfal nañ leen jox leen dig daje ba suba ci beneen numéro lu xew ci biir internet bi tons am di ko jaajëfal moom bëggee nañ leen muus lii lan la may waa sama jën nga di ma xool